travers télévision yi nga xam ne moom ngeen jàkkaar loolu la Sen TV ak ki nga xamante ni mooy TFM ak seen kaddu ñu ñëw fii ci Thiatchour dëkku kan maam Cheikh Issa Diène mi Serigne Touba waxoon demal ngeen ne ma fekk la faak la gën kon mbokk mi li ñu war a dénoncer tey lan la ci bisu maam Cheikh Issa Diène bi nga xam ni waa dëkk bi yëpp ñoo maase tey ni dañuy màggal maam Cheikh rendi gàtt yi tër nag yi tër giléem yi njegeen ñëpp ñëw waa Ndakaaru fépp fu doomu aadama nekk desatoo ñëpp ngi ci dëkk bi ngir ñu màggal loolu tey waaye dafa am lu des courant bi mbokk mi groupe la dëkk bi amul courant te li ko wër yëpp am nañu courant lan moo ko waral état bi képp la ak li nekk ci ginnaawam kon mbokk mi sans plus tarder duñu guddal dañuy jox ki nga xamante ni bii mooy sëriñ bi di imam bi ndax yow mën naa doxal kullu unaasi bi imamihim mu def ñaan ñu doog a dem ci kàddu yi incha allahu rabbi imam bismillah rahmaani rahim ginnaaw ba nu sante yàlla borom bi subhanahu wa taala noo ngi julli ci yonante bi alayhi salaatu wassalaam di yeesal sunu njëbbal ak sunu jaayante ci cheikhuna cheikh ahmad al xadim di ñaanal a cheikh mouhamadinul muntaxa sa borom guddal aw fanam te doole ak wéram noonu la ñuy nuyoo képp koo xam ne yaa ngi dégg sunu kàddu wala nga di ñu xool ci jumtuwaayu xarala yi nga xam ne tey jii ñoom ñoo ñëw fii ngir fas yéene ànd ak nun ci bis bi nga xam ne amuñu lu dul moom Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu wa arda daf ñu wax ne laa tafxalu shay'an bi xayril isni fal isnu shartun fi xabooli sha'ni yow doomu aadama bi bul def dara te tegoo ko ci ndigal ngeen ñëw nag ci dëkk boo xam ne dëkk bu am taarix la dëkk bu yàgg boo xamante ni ci fii ci Kajoor bariwaana dëkk yooy gis te Thiatchour gii moo leen jur moo leen meññ ndax ña ko sanc fii la ñu bàyyi koo dem sanc dëkk yooyu di dëkk boo xamante ni ci démb dañ ko bàyyi woon xel waaye day mel ne niñ ko bàyyee woon xel démb ñooñ tey day mel ne loola ñoom dañ caa des gannaaw dëkk bi dama jëlale taarixam waaye bis bii nga xam ne ci la ñu nekk di bis bu màgg bii nga xamante ni si tey ji dañ ciy sant yàlla sunu borom subhanahu wa taala te borom bi subhanahu wa taala mu wax ci alquran ne sant leen ma waxaat feneen ci ne li ëpp ci sama jaam ñi duñ ma sant kon sant ko ñor na ko lool wax ñu ne itam ñaan leen ma may leen ngeen sant ma dolli leen kon borom subhanahu wa taala sant ko ñor na ko lool waaye tooguñu rek am yëg-yëgu sant di sant donte ne ab jaam am na sañ-sañu toog rek am yëg-yëgu sant boromam wala sant ab sëriñam mu di ko sant waaye cant gi demeewu noonu cantuk ndigal la Cheikh Issa Diène mi nga xam ne léppam Serigne Touba la dara am génnul Cheikhuna Cheikh Ahmad al Khadim moo ko digle ñoom wàllu yàlla yi dafa am fu suñ borom di jaar ak ñoom loo xam ne du fa jaar ak niti ordinaire yi bi mu fi jaaree ak suñu borom subhanahu wa taala suñu borom xamal ko lum ñu xamalut mu jàpp ndaw yónni ko fii ci Touba Thiatchour mu jàpp ndaw Mamor Diène nga xam ne dëkkam soriwut fii dara yónni ko fii ci Touba Thiatchour boole ko yeneen ñaari dëkk ne ko demal ca Touba Thiatchour boo demee nga toog ca pénc ma fanaane faa jaamu yàlla ba bët set waaye lu ñu la jox ci xaddiya bul ci lekk bul ci naan na nga ko téye teg nag ma ko indil bi ndaw la defee loolu fanaane fee jaamu yàlla lañ ko fi jox lépp mu dajale ko dem jël ko jébbal ko Cheikh Issa Cheikh Issa wax nañu ne bi mu jëlee xaddiya jooju defaatut ci kaw suuf ab diir ba wax nañ ne xaddiya jooju bokk na ci li nga xam ne moom lañ ko waajale digale bis bii muy bisub cant bii di bisub ngërëm bii boobaak léegi Touba Thiatchour ak li wër Kajoor noppiwuñ di def bis bi ku ne xam na ne bis bi boo gisee dayob bis bi boo ñëwee li fi am lépp buñ ne laa dëkk boo xamante ni si la fa war a am lépp amoo ko boo gàtteem xel da nga naan déedéet kon bisu cant gii nga xamante ni si tey ci ngeen ñëw fekk nu ci cant gi loolu moom moo ko waral boobaak léegi nag deñuñ ci di ko def ci sunuy maam ci sunuy baay ba tey jii nu ànd kook sunu wayjur yi toog njaboot gi dëkk bi mbooleem ku askanoo Thiatchour fu mu la mën a fekk bis bi bu ñëwee noo mën a def ba ñëw teew ci bis bi da nga ko def ndax xam nañ ne bis bi amuñu lu dul moom ndax Serigne Touba radiyallahu anhu wa arda
bis bii nga xamante ne mooy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ba mu ko digle gi mu ko digle wax ci lam ci wax moo tax murid yi boobaak léegi bis bi saa bu ñëwee bis bi day gën a yokk waaye bis bi bokk ci bis yi nga xamante ni si itam bisum digal la bis bi moom itam saa bu ñëwee bis bi day gën a yokk waaye dëkk boo xamante ni si la fa dëkk mënoo koo xayma buñ naan la ay nangami téeméeri nit wala ay nangami junni nit ñoo fa dëkk am na école waaye lam war a am amu ko am na daaray alquran joo xamante ni si ren jii rek li fi wàcc ci alquran ñi fi wàcc alquran ëpp nañ juróomi gone la fa nekk ci ay gone ëpp nañ juróom-ñett fukki gone dëkk boobu ñu ne la ba fii ñuy toog di wax yow xale ya bu ñuy jàng dañuy jël torche di leen niital wala ñu fexe ba def lampe solaire di ca jànge loola ku ne xam na ne jaaduwul ci dëkk bu toll nii boo xamante ni si li fi nekk ci population bari waa na dëkk yooyu génn xool ko maanaam asakay dëkk bi sax amuñu ko ñoom kon ñuy ñaan lillahi wa rasuli suñu doléance premièrement mooy courant aku yoon waaye courant bi mooy li ñu gën a ñor ndax gis nga tànt bi li mu yaatu ay groupe lañ jël fenn fu ci nekk ñu teg fa groupe ngir mën a am lumière ngir bu guddee ñu man fee sant suñ borom man fee yëkkati kalimatullah ilaha illallah kon ki jiite réew mi muy président Diomaye Diakhar Faye ak son premier ministre Ousmane Sonko ak ki nga xamante ni si ñoom lañ teg seen loxo ci loolu ñu yor wàllu wow nan ñu ci dimbali te xam ne yitte woon nañ ko te jaadu na te ay sénégalais lañ ni ko yeneen dëkk yi amee Thiatchour ron na ko am Thiatchour nag mi ngi ci commune Ngandiouf département de Tivaouane région de Thiès di dëkk bu am taarix ni ma ko waxe kon lii moo waraloon cant gi muy bisum ndigal bu yàlla dogalee nag ngeen ñëw fii dinañ ci waxaale li nga xamante ni si mooy sunu yitte ngir ñi ko war a dégg ko mu ñu war koo saafara incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullah. man la Bàcc Sall di borom dëkku Thiatchour ñu séddee ma ko maa ngi leen di ziare yéen ñëpp ñi fi daje góor ak jigéen mag ak ndaw li nga xamante ni nag daanaka mooy wax bi sëñ bi wax na lépp xam naa du ñàkk nu dugal ci kàddu rek waaye suñuy kàddu sax dootu mën a am solo ndax kàddu yi jiitu daa ëpp solo kàddu gu man di doon te kilifa la goog bu waxee ba pare sax daanaka wax dootu yoon waaye nag yàllaa nu séddee wax ñu wax loonu ñi mewunoo bañ a wax waaye nag li nga xam ne moom la jooytu de sunu yitte la dëkk bu mag la dëkk bu yàgg la dëkku cosaan la lu yàlla def la doomu aadama yi nga xamante ne ay mag lañu dara lu bon xam nañ ni lii nu wax mooy dëkk bu mag la dëkku cosaan la dëkk bu yàgg la li mu ni dëkk yi am na dëkk yu bari yu ko jige yoo xamante ni ci dëkk bii la ñu sosoo wax na dëgg loolu nga xamante ne nag moo nekk képp koo xamante ne mën nga nu cee jàppale am na case de santé am na château d'eau forage am na école te yooyu yëpp amu ci lenn amuñu courant amuñu yoon amuñu lenn loo xamante ne mën nañ koo utiliser pour boo lëggee mu jariñ nu daanaka ndox sax dañ koo manqué ndax château d'eau forage kii salaire rek la te salaire moom amul solo bu doon courant nag lu bon ñu maas ko sax au moins nuy mën a am ndox mais fi ne bu tàkkusaan jotee mënatunoo am ndox ba ëllëg kon kooku dum ndoxum dara ndox day bari nga mën cee sangu di ca naan di ca jariñu di ca jariñe di ca liggéey sunu sañ daal ku nu jàppale ci fànn yooyu moom moo nu tax a jóg dëkk bi nag lii sëñ bi wax ci maam Cheikh Issa loolu moom moo am màggal gi lii nga xamante ni cant la du Thiatchour doo nga ko moom sax képp koo xam ne jullit nga mbaa nga di taalibe boo ko déggee war ngaa ñëw ci bis bi nekkalul kenn ñëpp la nekkal kon doomu aadama yi képp koo xamante ni yaa ngi dégg sunu kàddu muy borom réew mi mbaa ku sës ci moom mbaa koo xam ne am nga ci man-man mbaa am benn sañ-sañ noo ngi lay jooytu sunu bopp ku nu dimbali nu jël de bëgg na ndimbal ndax dëkk bee ko aajowoo wax ji nag dootu mën a gudd yaa baax la mën a loolu dong la mën a doon te waxit daanaka guddi gi amul njariñ am gi solo moo am njariñ noo ngi leen di jéggulu di leen siyaare di leen balwaq di leen baalax ngeen baal naq wa salaam. Ibrahima Thiam laa tudd ñu ngi dëkk fii ci Thiatchour ma leen nuyoo lu gën a bari ñu ngi leen di sant bu baax a baax ci teewaayu bis bi ñu ñaan yàlla lépp lu ñu fi taataan ci lu baax ñu ñëpp nekk ñu bokk ko
daanaka nag ni ko bàcc waxee rek imaam moom wax na wax ji di am solo lépp imaam wax na ko mais dañ fi soxla yëpp imaam wax na ko di leen xamal nag yéen ñi dëkk ci dëkk bi yëpp taxawaay bi nga xam ne bii baara taxaw na ko ci affaire yi booba léegee tim xëy na dafa mënewul di dox leen te sottiwul muy wa dëkk di ko wax di ko waxaat waaye man mi nekk ak moom de noppiwul ni saa su ne du semaine bu ne jéego yum ciy dox fam ciy dem ak lam ciy dox lépp maa ngi koy yëg waaye nag booy dox mbir te sotteegul boo waxee tey wax suba wax nitu kajoor sax ñoo ba du kajoor kese dañ naan ak kii day wax rek waaye wax dëgg yàlla sonn na ci lool ba moo tax déplacement bi yéen ngeen média yi ñëw fii tey ci moom la rien que pour mu gën a am renfort rek fu kàddoom jotewul yéen ngeen mën ko faa jottali muy dëkk bi yëpp nag fa suñ kàddu jotewul ndax ñu leen di xamal ne dañ ci ubbi nii rek mais ñi fi dëkk ci dëkk bi di xale yi ne ci dëkk bi di dox yëf yi di ko ñoom moo wax li leen manqué le li ñu bëgg seen doléance ñoom ñoo koy war a wax ah dafa baaxoo ni nag comme nun suñuy jarbaate fi ne suñuy rakk ak suñuy doom ginnaaw bi nga xam ne suñuy bàyyee la maam Cheikh Issa joxoon bis bi ñu koy dox mu wàcc si ba ci suñuy mag ñëwaat ba ci ñun léegi mu nekk suñuy doom ak suñuy rakk nga xam ne nag kon infrastructure yi ñu bëgg nag ñoom itam ci dëkk bi daanaka ñoom la gën concerné ndax ku sañoon booy organiser lu mel nii doo wuti ay groupe da ngay am courant bu doy ginnaaw yàlla ñoom ndox mi fi circulé nii bay circulé te du kenn ci benn infrastructure lañ fi def du ñoom ko defal seen bopp ñoom dépendre ñu ci kenn ñoom xale yi du man du kenn du keneen kon ñoom lii ñoom ñoo ko moom li leen di dimbali nag ba lépp li ñu bëgg ak li ñuy sonn ak di ko nisal mu àgg moo tax ñu taxaw ni tey di ko gën a yaatal pour ku ci war a jot ci waaw wax ji moom du mën a gudd dañ ci di junj noonu rek bàyyi leen ñoom ñooy orateurs yi daal li ñu bëgg li ñu soxla ñoom ñoo koy wax di leen sant bu baax di leen gërëm jërëjëf. asalaamaaleykum yéen mbooloo mi maa ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant di leen baal àq di leen balu àq di jéggulu nag ci kàddu yi ndax bu sëñ bi waxee su jigéen la amatul droit wax man ña nga sàmb maa ngi leen di nuyu matron bi Kacoor danoo am nag lu nuy jooy bu yàgg ba léegi te saafarawul ndax danoo amul courant amunu ndox nu yor fii néegu wér-gi-yaram di case de santé nuy jóge fii xaaju guddi diggu njolloor di dox ay 107 villages dem Ngënjuuf garab yi daanaka garab goo fi gis ñu marqué ko xewli naa fi doom cib sareet loolu jékku rafetul nuy ñaan nag Bassirou Diomaye Faye bu déggee sunu message mu jàppale nu danoo bëgg ku nu jàppale ndax fii ci kaas bi amuñu ay lal amuñu ay taabal amuñu ay gants yu ñu rewlee sax amuñu ko nuy ñaan ku nu jàppale wutal nu am médecin bu nekk fii sunu kaas bi fonctionné moom la ñuy ñaan wutal nu ay làmp ndax amuñu fi am ndox bu doom juddoo dañuy dugg ci kër yi fu ne la ñuy wuti am ndox waaw amuñu ay làmp dañuy lëndëmtu ab torse lañuy niitee te loolu jékku rafetul ci jigéen nuy ñaan courant bi ñëw ak ndox mi ku ñu ci jàppale bu baax a baax a baax a baax am na nag ay kàngama fi nag yu ñuy jàppale moom ñoo nga xam ne nii wax dëgg yàlla ñu ngi def seen kemtalaay kàttan waaye nag daa mel ni ñoom daal ñoom dañ noo nelawal ñoom moom dañ noo fàtte te dañoo bëgg nag ñuy yeenu nag ñu jóg ànd ak ñoom ndax wax dëgg yàlla suñu tumuranke gi mën naa jeex ndax wax dëgg yàlla boo xoolee dëkk yi lu wër fenn fu ci nekk courant gi fi te moo na pourtant Kacoor de ëpp ñu Kacoor de ëpp ñu Kacoor Pastef ndax ay niti diine doo nga fi dëkk ay jaamukati yàlla ay kàngama ngi fi yoo nga xam ne nii nelawuñu de nelawuñu te ñun dañoo xamul lan moo tax ñu fàttenu lan moo tax ñu fàttenu
dañ ñoo war a jàppale nañ ñu jàppale nañu nu jàppale may nu courant may nu ndox waaw jàppale nu ci case de santé bi amuñu benn bagage waaw nañ ñu jàppale sën yi ndax sën yi kat ñu am jom lañu ndax lu nekk ci dëkk bi nag ñoo ko fi indi lu nekk ci dëkk bi xale yee ko fi indi ñu am jom lañu xale yi am jom lañu ku leen jàppale nag ñu dem wasalaam. rahmatullaahi wa barakaatu. ñu ngi leen di ziar mbooloo mi yéen ñëpp kenn ku ci nekk ci turam ak santam di ci jiital Serigne Abdou Karim Mbacké di ci teg le chef du village di nuyu mbooloo mi fi daje ñëpp. man maa ngi tudd Ibrahima Thiam di jeune juddoo fii Thiatchour ci commune de Ngandiouf département de Tivaouane arrondissement de Niakhène comme ni ko samay prédécesseur waxee xam naa ni duñ attardé wu foofu mais di yuuxu rek di rappeler comme li fi ñi fi jaar waxee comme ni ñu ko waxee rek cri du cœur di rappeler wu ni ñun aussi ci Sénégalais lañ bokk ca dañoo gis ni Thiatchour dafa mel ni dañ koo fàtte ca mu nekk un village boo xam ni village bu am histoire la parce que defe naa ni bu ñu ne village bi ay Demba War Sall fi la juddoo defe naa ni histoire doy na foofu ba pare aussi ci ay sources yu sûres ñu xam ni Thiatchour bokk na ci village yi nga xam ne ñoo gën a antique fii ci Kajoor parce que jële nañ ci ay historiens ñu ne ñu après Mbul Thiatchour mooy dëkk bi nga xam ni moo mag fii ci Kajoor kon defe naa ni loolu doy na comme histoire ba pare aussi nekk un village boo xam ne si au moins il y a 2000 habitants je crois bien que kon loolu raisonnable ba léegi ni mënuñu am sax une prise de courant defe naa ni loolu c'est pas raisonnable kon léegi ñu ngi comme ni ko prédécesseur yi waxee rek ñu ngi lancer un cri de cœur aux autorités wax dëgg yàlla ñu gestu Thiatchour ci xam ni aussi ci réew mi la ñu bokk ay jeunes yu suudewu ay jeunes yu vraiment yoo xam ne domaine yëpp ñu ngi ci dem ak a dikk gëm seen bopp nag vraiment loolu nekk loo xam ne si aussi lu ñu mën a firndeel la ñun parce que aussi lu ñu dund ak ñoom la voilà mu nekk loo xam ne si dañ ci topp aussi di ci daw courant bi ñuy wax ni depuis des années et des années maa comme ni ko sama confrère waxee léegi nii rek mësuñu sax am benn demande boo xam ne si il a été examiné ou bien demande boo xam ne si au moins arrivé na à destination kon defe naa loolu aussi ñu ngi koy déplorer parce que kii nañ comment dirais-je on vient de découvrir à travers notre vieux père El Hadji Bara Sall que vraiment quand il est allé là-bas à la Sénélec que aucune demande n'est arrivée là-bas aux autorités à destination j'allais dire kon loolu vraiment c'est une chose boo xam ni dañ koy déplorer vraiment dañ koy déplorer fan lañ ko mën a déplorer nag mooy ci média bi xëy na moom mooy loxo bi nga xam ni jàpp nañ ni xëy na moom mën na ko àggale fa nga xam ñun suñu loxo gëtiwu fa kon vraiment loolu aussi ñu ngi ciy insister vraiment di leen rappeler di tamit réitérer vraiment doléances yi que ni moom c'est des doléances yoo xam ne si yu existé la yu palpable la et puis yu réel la franchement parler c'est une chose boo xam ne si en 2025 un village qui compte plus de 2000 personnes et n'a même pas une lampe franchement ça c'est déplorable je pense bien que vraiment nous qui voyageons un peu partout ça vraiment c'est une chose boo xam ne si c'est même inexplicable franchement c'est inexplicable vraiment là ñu ngi koy déplorer une fois encore di jéggulu ci ñëpp parce que on n'était pas préparé et puis vraiment on n'est pas habitué à parler comme ça devant je sais quoi puis nous vous remercions et puis merci beaucoup. mbokk yi man la Bara Sall nekk citoyen Thiatchour nekk citoyen sénégalais ma dëkk fii ci dëkk bi juddoo fi màgg fi yaroo fi avant tout nag may nuyu di jaare sëriñ bi Mbàkke ñu ngi lay jaare sa kàddu rafet na daanaka ñun ñëpp kenn ko lu wax sa waxit lay waxaat di gërëm nag tamit xale yi seen takkuwaay ak bis bii nga xam ni muy bésu maam Cheikh Issa bii ñu jàppal na ko ak taxawaay bi ngeen ci am mooy xale yi dëkk bi kenn mën leen a fay yal na yàlla guddal seen fan yokk wërsëg ak barke bi man nag daa wax dëgg yàlla nanu ma mën a wax sax nag
mais li may wax rek mooy li ñëpp wax mooy am aw naqar aku tiis naqar ak tiis amit jaaxle ndax métit wu ñuy teg ca Cuur man dama xamul lan moo ko waral du ci dara tegunu ko fu wér fàttali rek ni électrification rurale bi nga xam moom la ñuy def te programme 2022 ñu commencé ko ba ci 2024 dandoo mas a gëmloo ni ci programme baabu leen bokk dandoo mas a gëmloo waa ca Cuur ni ci programme bi leen bokk ndekete yoo ay nax la bokkunu ci maag Ibrahima Thiam mii toog ñu def ci ay jéego ca Dakar ñu bind ministre bi lettre ministre bi tontu nu mais tontu ba yàgg trop amul réaction ñu bundi directeur u Senelec lettre moom tontuwunu ñu bindaat beneen lettre adressé ko directeur bi amplié ko le ministre directeur bi tontu nu boolu noog seen service technique foofu lañ xamee li nekk ci biir lépp foofu lañ ko xamee li ko jiitu tamit bind leen waa ASER ñoom tamit ci ñuy intervenir ci courant la ñu foofu lañ njëkk na yaakaar ne fi leen bokk ASER recevoir nu tamit waxtaan ak ñoom leeralal nu xam ni kat yéen ci Senelec ngeen bokk du ñu Senelec recevoir it wax nu lii nit ñun mën nga daal di teg écran bi ma jàkkaarloo ak moom muy génne Kajoor complètement ak li ci bokk may gis ñuy gis dëkk yi am courant yi du ma cité yëpp mu cité leen ma xool ca Cuur mu nekk benn dëpp ndëg ci digg bi am ko junj léegi ñu def ko en rouge ça veut dire que kenn programmé ko fenn kenn musu koo programmé kon nag li ñu doon gëmloo amul woon te dama daan dégg fii ñu naan nee nañ programmé nañ ko mais seen tour daa jotagul heure bu jotee dina ñëw ndeke benn programmation amu ci woon kon nag loolu dama bëgg yéen ngeen xam ko ay nax la woon li ci gën a garaaw gën cee garaaw dëkk bu doon di ca Cuur li tax programme wuñ ko ma xool liste yëpp ma gis ko nëbbu nu ma dara dëkk yi ci gën a tuuti ñu ni juróom-ñaari comment dire juróom-ñaari téeméeri nit 700 ñu fay yeewoo yi gën a tuuti ca Cuur ñu ne ña fay yeewoo motul 300 personnes ça c'est tellement grave kon nag dëkk yu ñu wër yëpp ñoo ci gën a tuuti ay nit loolu lan def fan nekkan loolu du ci ñoom de du ci ñoom du ci Senelec mais nag ñoom dañoo am nu ñuy doxalee bu ñu dajalee liste ñëw dañuy xool population ba ca gën a bari moom la ñuy def ba wàcc ñun accès gu ñu woon ci ñun kon nag kenn programme ko woon ah loolu tam ñu continuer di ci dox vraiment ban diggan nu damay wax li nga xam exactement moo am ca jamono boobu en décembre 2024 ñu ne kat xam na ni mérite ngeen ko mais nag ñetti intervenant ñoo fi am ASER Senelec ak PAMESAT ñu ne léegi fin d'année bu ne kenn ku ne sa budget dañ lay dajale bu desee dañ koy dajale buñ ko defee ñoom ñett ñu xool dëkk yi nga xam dañ koo méritoon omettre leen bu ko defee ñu mën cee am ñu ni ma nag ñu ngi koy dajale dan ma ni sax suba la ñuy am réunion ñoom ban demee tamit ñu def noonu dajale mais te teg ay changement barke dem bi may bëgg a ñëw Ibrahima ma delluwaat Senelec gisee ak ñoom ba ma demee ñu ne bii yoon day programmé nañ ko PAMESEF moom lañ def naa ni moom lañ ko PAMESEF 2 ñu xam ne nag ñetti antenne la am na ñetti antenne ci département bi yéen de vraiment ñoom ñu am lu leen naqari nag am na sax lu ñu wax moom dama ko wax ci presse ñu ni leen xool dinañ xool fa ca gën a avancé ñu fexe leen caa dugal ndax mu gaaw loolu laa tàggoog ñoom door a ñëw fii mais c'est malheureux pour ca Cuur mais nag alhamdulilah kon nag
am na ko junj léegi Ibrahima Thiam moo ko wax am leen fulla am fayda ab dëkk borom waa dëkk bi ñoo koy defaral seen bopp premièrement lii ci fulla la incha allah lii àddina bi leen ko yëg ni tey dénoncé nañu loolu ci fulla li jët ngeen gën a taxaw nag takku nekk benn kenn bañ a dox seen diggante ngir liggéey dëkk bi parce que am réew boo koy liggéey bala ngaa liggéey am réew da ngay liggéey sa kër ba pare liggéey dëkk ba liggéey département egg ba réew ma jag kon nag gën leen a taxaw xale yi ñun ay mag lañu bis bii nag ñun ca sunuy baay ñoo ko doon def jóge fa sunuy mag nekk ñu jaar ci ba léegi jox leen ko yéen sunuy rakk ak sunuy doom ak même sunuy sët kon nag alhamdulilah ba nu maam Cheikh Issa Rammoo ña paase fi mu tollool ak fa nu jëm sant suñu borom ci ndigalu sëñ Touba kon nag nan sant ci loolu boobu dëkk nag ku yaakaar ni mën nga koo nax sa xal yaa ngay nax sa bopp Thiatchour kenn mënu koo naxasal kenn mën ngaa def sa yéene nag mais yàlla mën na dogal sa yéene du sotti bu sooba yàlla courant dina am ci kàttanu suñu borom courant dina am Thiatchour ku bañam courant am di nga am gàcc fii ci dëkk bi li ma la wax du deñ kon nag takku leen ànd leen nekk leen benn ñun seen i baay ak seen i mag day ñu ngi ci seen wet nekk nu ci dëkk bi de mais nag ñu ngi fii parce que geenu gën a gudd nag ba loo ca laal borom yëpp te suñ bët yi nag ñu ngi ko xool ci dëkk bii bu soobee yàlla bu leen xooloo kenn bu leen xas kenn bu leen werantee kenn défendre li kenn ku ne am nga sañ-sañu nag défendre soob liggéey nga sa dëkk jëm ca kanam ngeen baal ma bu baax na meru ma woon a wax nag wante maa leen sant di leen gërëm di sant nag kilifa yi fi nekk yëpp nag kilifa yi nga xam ñu ci dëkk bi ak kilifa yi xam ñu nga ñu nga jógee ca yeneen dëkk yi ñëw fii fekk parce que jataayu tey bii bég naa de jataay bii bég naa trop lii mooy développé ab dëkk lii mooy defar ab dëkk ñun lii lañu xam xeexal sa bopp ñun moom lañu xam incha allah seen taxawaay bu leen ko bàyyi bu soo waxuma courant mais bu ngeen taxawee nii lu ngeen amul woon di ngeen koy am jërë ngeen jëf. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Serigne Abdou Karim Mbacké Serigne Naar Fidior ci kaddu gi di doomi Thiatchour di ñaan yàlla suñ borom subhanahu wa taala suñ kaddu na fekk ñëpp ci jàmm di balu ñëpp ak di bal ñëpp di ñaan yàlla mu boole nu jéggal ginnaaw bu ñu ziaree nuyu sëñ Abdou Karim ñu ngi ci teg suñu baay suñu kilifa Baye Bàcc Sall mi nga xam ni mooy njiitu dëkk bi ñu koy wax chef de village yal na yàlla sàmm ñu te aar ñu te wattuñu ba li ñu yéene lépp ci Thiatchour ak ci askan wi rawatina ndaw yi ndax ñooy yaakaaru ëllëg suñ borom defal ñu ci tawfeex ban am ci lu kawe njort barke alxuraanu karim barke bis bii nga xam ni moom la ñuy woote bisub maam Cheikh Issa te taarix bi sëñ Abdou Karim leeral na ko te xam naa dina am yeneen borome xam-xam yu ci ñëw incha allah pour gën ko yaatal kon donc nous allons progresser concernant le village de Thiatchour, notre cher. Bonsoir, madame, monsieur, mademoiselle, les chefs. Soyez les bienvenus. Le village de Thiatchour, notre cher village, nous manque de tout. Thiatchour, malheureusement, avec toutes les demandes de l'électrification que nous avons fait, aucune réponse positive n'a été concernée. Surtout l'électrification de notre village, notre frustration. Tous les villages qui entourent le nôtre ont été électrifiés. Et pourtant, notre village Thiatchour est plus ancien que les autres, plus grand, plus large, plus peuplé. Thiatchour a une école élémentaire
Tchatchour a une case de santé, Tchatchour a un forage, mais malheureusement, Tchatchour n'a pas l'électrification. Tchatchour a besoin d'être électrifié. Et pourtant, toutes les demandes que nous avons faites, comme je vous les avais dit avant, aucune réponse positive n'a été constatée. Donc, nous tendons la main à tout un chacun qui a une parole, mais surtout notre cher président, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son premier ministre Ousmane Sonko, pour que vraiment Tchatchour doit être aidé. Tchatchour a besoin d'aide, Tchatchour a besoin d'électricité. À partir de cela, Tchatchour, malgré les difficultés que nous avons rencontrées, si vous-même les médias, je crois bien qu'en passant, je vous ferai l'occasion pour passer le message franchement, parce que chacun qui vient ici avec une moto ou bien une voiture, tu cherches la route pour faire des déviations, parce que tout est sable, tout est en sable. Vraiment, Tchatchour a besoin d'aide. Il faut qu'on crie, et le cri doit être fort, parce que pour que les secours, quand quelqu'un demande un secours, ça doit être vraiment élevé. Donc, monsieur, mademoiselle, les chefs, nous demandons que Tchatchour est un village très célébré, est un village très respecté, et des sages sont ici, et la jeunesse est vraiment active pour améliorer leur village, améliorer leur commune, mais malheureusement sans électricité, rien ne marche. Qu'on se dise la vérité, hein? Sans électricité, rien ne marche. Même si on a un château d'eau ici, c'est vrai, mais comme on l'avait dit, le chef de village l'a prononcé, nous avons un manquement d'eau. C'est très important, parce que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. Donc, à travers ces médias, nous demandons à l'État ou aux supérieurs ou aux responsables, quel que soit où il vit, vraiment Tchatchour a besoin d'aide, Tchatchour a besoin d'électrification, que Dieu nous aide, et nous tendons la main à tout le monde. Même ici à Tchatchour, pour utiliser le téléphone portable, je vous le dis, hein, sans complexe, parce que des fois tu vois quelqu'un, son téléphone est éteint, il n'a pas de charge, il ne peut pas recevoir ni envoyer un message, ni recevoir de l'argent, ni envoyer. Parce que s'il n'y a pas de charge, vraiment rien ne marche. Pareil, comme si c'était à l'hôpital. Comme si c'était à l'hôpital. Si un malade vient, il n'y a pas de médecin, sûrement la mort suit. Donc, Tchatchour demande à tout un chacun qui peut faire un aide à travers, quelle que soit son idée forte, je veux dire, ou quels que soient ses voyages, quelles que soient ses surfaces, quels que soient ses amis à travers tout le monde, pour que vraiment Tchatchour aura de l'électricité. Tchatchour est un village reconnu, mais pratiquement par l'État un peu. Reconnu, mais par l'État un peu. Ça, je veux le dire parce que je le confirme. On a fait beaucoup de demandes concernant l'électrification depuis des années. Mais malheureusement, d'après les investigations, nos supérieurs ont été devant le directeur général de la Sénélec, et après avoir posé le problème, on leur a dit clairement que Tchatchour ne figure pas ici, mais avec un croix rouge. Un croix rouge, si vous n'entendez pas un croix rouge, ça signifie que celui-là ne fait pas partie. Ah oui, mais ça, c'est quelque chose quand même. Ce n'est pas du hasard. Parce que si vous voyez une liste
et Tchatchour est dedans de la liste, mais avec un croix rouge, ça signifie qu'un croix rouge ne vient pas seul. Un croix rouge ne vient pas seul. Un croix rouge vient avec une main mentionnée. Donc, il faut qu'on dise la vérité. Mais nous sommes des Sénégalais. Nous sommes des Sénégalais. Nous sommes des musulmans, mais encore, nous sommes des braves travailleurs qui veulent vraiment soutenir notre village, notre jeunesse surtout, parce que c'est de demain. La jeunesse est l'espérance de demain. C'est le futur du Sénégal. Sans jeunesse, il n'y en a rien du tout et rien ne marchera. Donc, apportons tout ce qu'on le pouvons pour la jeunesse, pour notre cher village, pour que ça doit être électrifié. Après l'électrification, je tends la main à tous les jeunesses, à tous les jeunes du village surtout, qu'ils fortifient leur démarche, leurs travaux, leur courage, que personne ne sera regretté. Ayons du courage, mes frères, ayons du courage et luttons toujours pour le développement de Tchatchour, luttons toujours pour l'indépendance, luttons toujours pour vraiment le développement général de notre village, parce que sans électrification, il n'y a pas d'hôpitaux, sans électrification, il n'y a pas assez d'eau, sans électrification, vous voyez comme nous sommes. Dans quelques instants, tous les médias ne fonctionnent pas, parce que sans lumière, franchement, on a besoin. Et nous tendons la main à tout le monde. Merci beaucoup. Je dois passer le message juste, mais après, il y a des intellectuels qui sont derrière, qui attendent, et ils vont vraiment décortiquer les plus essentiels des points qu'on avait prévus. Merci beaucoup. jërëjëf ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ñaan yàlla mu boole nu defal jàmm.